mbokk ñi seetaan salaamaaleykum dama bëgg ñu jàngatandoo rekk dem ci situation bi sabab coow li ci troisième mandat bu président Macky Sall constitution bi bu waxee ni kenn amul sañ-sañu passé ñaari mandat yu juróomi at ñu bëgg a jël mandat wu juróom-ñaari at bi jiitu woon bañ koo boole ci bii nga xam ni conseil constitutionnel mu ngi jël dogal bi booba dafa fal woon ci mandat wu juróom-ñaari at ñu bëri ñi féeti ak moom ci wàllu politique jël loolu bëgg ko soppi ci ni bokkul ci li constitution bi bàyyi wàlla xel maanaam kon dañu koy jël niilal ko bu fekkente ni bi bëggaat na beneen mandat dañuy jàpp beneen bi mu bëgg ni moo war a doon ñaareelu mandat bu fekkee sax dina gagné élection yooyu buñ ca yeggee atum 2024 très bonne question est-ce que sax dina gagné élection yi ndax bu leen fàtte ni ci bi Abdoulaye Wade di xëccoo ñetteelu mandat ci la ko gagné moom Macky Sall kon mun na demander bëgg a nekk candidat ñetteel bi yoon ci élection présidentielle ci Sénégal waaye bu ko kenn tekkee ñetteelu mandat loolu na leer mais li ëpp solo ba tax ñuy wax di leen ci bàyyiloo xel mooy bu fekkee Macky Sall dafa présenté wu waat candidat muy ñetteelu candidature am ci élection présidentielle yi ñu dëgmal di doon 2024 bu fekkee gagné na élection yooyu ñu toog 20 ans ci ginnaaw ci suñu kanam maanaam ñun ñu dundaat 20 ans ci kanam bu ñu ko fekkee bu fekkee dañuy nettali suñu ay doom ak suñu ay sët bu fekkee dañuy toog di waxtaane Sénégal Macky Sall ñaata mandat la ñuy wax ni moom la am bu fekkee dafa falu 2012 faluwaat beneen bi yoon bu présenté candidature am ci élection présidentielle yu 2024 bu gagné ñaata mandat la ñuy wax bind ko ci wàllu histoire ni Macky Sall am na ko ci bopp réewu Sénégal ñaata yoon la falu ñaari yoon la ñuy wax wala ñetti yoon la ñuy wax fu ngeen ngeen poser seen bopp question boobu bu fekkente ni bii faluwaat na 2024 ñuy bind ci wàllu histoire ñaata mandat la ñuy bind ni Macky Sall am na ko ci bopp réewu Sénégal benn ñaar ñett ngeen foog ni kon histoire du bind premier mandat wu Macky Sall yu juróom-ñaari at yi duñ ko boole ci histoire wu Sénégal duñ ko ci marqué boo xoolee liy xew fii ak 20 ans situation tey bi rek daf lay dëggal bu ñu demee fii ak 20 ans ci kanam dañu naan suñu ay doom constitution bi fi nekkoon mënul woon a jàppandalal kenn nga am lu ëpp ñaari mandat ngir jiite Sénégal waaye Macky Sall ci jamono jooju moo nekkoon président waaye ñetti mandat la amoon est-ce que gis ngeen gravité yëf yi bu fekkee def nañ ko ëllëg ni ñu histoire di weddee ëllëg bu ñu bindee ci archives yi nan la ñuy weddee constitution bu saxal ñaari mandat kenn amul sañ-sañu weddi ko waaye ki jiite woon te saxal boobu la constitution ñetti mandat la am loolu dafa doy waar moo tax faw ngeen ciy bàyyi xel ci ni bu ñu xool suñu action politique tey ak suñu intérêt bopp saxuñu fi te continuer wu ñu am doole waaye bis day ñëw ñu folleeku waaye li ñu fi nekke woon histoire da koy bind suñuy doom ak suñuy sët dañu koy jàng kon Macky Sall 2024 bu présenté candidature am bu fekkente ni bi gagné na élection yi ñetti mandat lay am ndax ëllëg ci kanam bu histoire du bind di bind du jël mandaawam bu njëkk ba mukk sànni ko daf koy boolewaale ci histoire Sénégal loolu nag bu ngeen ci tenir compte di ngeen xam lan moo yanu maanaa ci werante bi beneen bi ci des mooy bu fekkee bind nañu ni président Macky Sall ñetti mandat la am jamono jooju doom yi jàng constitution daañu laaj kon lan moo tax mu am sañ-sañu nekk sénégalais te respecté wul constitution ngir mën a am ñetteelu mandat lu ñu ne di tontu dañoo soppi woon constitution bi ngir intérêt politique te bu boobaa dafay nekk danger mooy li tax faw ñuy bàyyi xel ëllëg suñu ay doom yi ñuy wutu faw ñuy bàyyi xel suñu sët yi jàngat wàllu histoire ñaata ci yéen ñoo taxaw di màttu tey rëccu li doxoon ci diggante Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia ñaata ci yéen ñooy rëccu tey métitlu histoire Cheikh Anta Diop anamu mujjul fenn waaye pertement bi ak conséquences yi
ba léegi ñoo ngi koy dund ma foog ni nag lu situation yi ñàng-ñàng ak lu ñu jiital suñu intérêt politique gu bopp war nañu xool ëllëg suñu ay doom lan la ñuy jàng ci wàllu histoire mu jóge ci ñun ñu bàyyi ko fi nañ fexe ba bu mu nekk gàcce ndax dañu naan kon ñii dañu jalgati woon constitution dañu trahiroon téere ndeyu charte réew mi question yooyu faw ñu ciy bàyyi xel question yooyu faw ñu ciy bàyyi xel parce que manu tey wéyul parce que njiitu tey wéyul waaye nañ fexe ba bu ñu taxé ay waxkatu ñu dul dëgg ëllëg ci suñu ay sët te mbind yi daf fiy des yéen nag yéenay xool te poser seen bopp question ba xam Macky Sall bu présenté wu 2024 bu gañee réew mi bu ñuy bind ci wàllu histoire ñaari mandat la ñu koy bindal wala ñetti mandat la ñu koy bindal doo leen jël mukk mandat wu 7 ans ba sànni ko ci wàllu histoire faw histoire dana ko bind bu ko bindee nag méngoo constitution bu 2 ans dëgg-dëgg bu boobaa dina soxla ñu jox suñu ay doom ak suñu ay sët ay réponse yoo xam ne duñu ñu xeeb benn yoon coowal 3e mandat bari na lool te egguñu ci 3e mandat parce que amul kenn ku mu wóor ci ñun ni Macky Sall day gagné élection yi amul kenn ku mu wóor ni bu demee élection daf koy gagné quelle que soit la situation képp koo xam ne jiite nga réew fépp foo toll ci wàllu doole wàllu kantan wàllu nàcc xel ba nga jiite réew mi que la jiitu woon yeggoon na fa ci wàllu xel ci wàllu alal ci wàllu man-man ci wàllu pouvoir xam ngeen kan moo am pouvoir xam ngeen kan moo am doole xam ngeen kan moo man xam ngeen kan la ñu war a tenir compte bàyyi ko xel mbokk yi mooy peuple ak charte bi ko tënk muy constitution c'est très important dañu sédd suñu bopp te bàyyi suñu diggante ak histoire ndax dara gënta metti ku sa histoire wetti jàngeen jëf bokk yi ci ànd bi ak MMD Média